gërëm leen sant leen mbokk yi rafetlu ànd bi ak programme yi Firouzé ci rajo Dunia Vision ñaari waxtu moo jot li gën a fës ci bopp xibaar yi. dañu koy dooree ak jafe-jafe yoo xam ne rek nar naa am ci séddaleem ndox mi ci Ndakaaru ak ci banlieue bi loolee nag ginnaaw ay yeesal yu ñuy amal ci yenn tuyau bu ñu sukkandikoo ci waa SDE loolaa tax nag askan wa yeewoo ca Parcelles Assainies fi mu toll nii nag am njàqare di sàkku ci kilifa yi ñu def lu gaaw laata rek ñoo am jafe-jafe am ndox ci seeni dëkkuwaay. Parti de l'unité du rassemblement di waa PUR ñoom nag seen programme taxawal nañ ko jëm ci wàllum gouvernance loolee nag ñu fas yéene koo tënk ci ay poñ yoo xam ne rek dafa jëm ci nit keek wàllu suqalikoom jëmit ci lépp loo xam ne rek mooy ay yëngu-yëngoom Cheikh Issa Sall mi nga xam ne rek moo ko jiitee di xamle ne bis bu faloo ñaar fukki jëwriñ moom lay samp ci gouvernement ba muy jiitee mbokk yi bu nees ki seetal gi lay doon ak faram-fàcce gi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu daal di dal ak yéen mbokk yi ci xiyaatalu xibaar yi dañu koy daal di door rek lu jëm ci wàllu ndox mi ak jafe-jafe yoo xam ne nar na ko nag am ci séddale gi ci biir Ndakaaru ak ci banlieue bi ndax nag ay liggéey la waa SDE di amal ca wàllu wa ñu féetee ginnaaw rek benn tuyau boo xam ne dafa amoon ay jafe-jafe loolee nag tax ba yenn ci askan wi nga xam ne rek ñoo yeewoo ci yenn diwaan bokk na ca Parcelles Assainies tàmbalee amuk njàqare ndax nag la ñuy sàkku bokk na ci yooyee liggéey kilifa yi gaaw taral ko laata ñoo sóobooti ci yeneen i jafe-jafe jëm ci wàllu ndox mi Chantal Badji. Ndakaaru ak li ko wër tàmbali nañoo dundaat lii di coupure ndox ay liggéey yu ñu doon amal ci benn tuyau tax ba yenn ci quartier yi daal di coupé fële ci Parcelles Assainies askan wi jaaxle lañu yeewoo. ñu dimbali nu daal ci coupure ndox yi ndax nit moom bu amul ndox ci àddina rek day daal di sonn. temps yële passé xam ne daanaka am nañu 3 mois yoo xam ne citerne bi moo ñuy indil ndox nan daal ñun waa Parcelles daal sonn nañu ñu dimbali yàlla tax dimbali nu daal ci ndox wàññi coupure ndox yu bari yi. ñi yuuxu wàllu ndax bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu li ni mel dafa bari luñ koy nemmiku ci yooyu le gox ñuy sàkku ci nguur gi mu daal di jëlaat ay responsabilité wam. ñun ñu ngi mel ni bokkuñu Sénégal wala bokkuñu Dakar parce que Parcelles ci quartier yi njëkk ci Dakar la bokk chaque jour dañuy yenu paan de gauche à droite di dem ci pompe yi te bu weer dee dañuy indi ay facture pour ñuy fay ay ndox loolu dafa metti trop état bi war nañoo jàppale xaalis bi ñuy jël di organiser ay tëgg sabar ak yooyu dañ ko war a def ci ndox mi pour population bi mën a jëriñu population Parcelles dañoo sonn ci affaire ndox trop. moo ne de bi le Sénégalais jàpp ni problème bi moom garaawul sax muy xamle ni ay jafe-jafe ak machine la li ni mel nag SDE mënu ci dara. le problème mooy Sénégal des fois dañuy yëkkati benn affaire boo xam ne amul benn importance problème technique la fi terre bi kii bi di jaar la am problème comprendre nga mu indi lii lenn rek mooy inconvénient bi bon on nous avertit pas à temps mais loo xam ne tamit aussi accident la mënuñu teel a wax nit ñi ce qui se passe. ay liggéey yu ñu doon amal ci tali bi daal di jur ay jafe-jafe ci distribution wu ndox mi ci gox yu bari fii ci Dakar ñu sonn ci yooyu les coupures yu tegaloo yi les Sénégalais di rafet njort ni lépp dina jaaraat ci yoon ci waxtu yu ñu jëm. Chantal Badji gannaaw rek wàllum ndox moomu leneen loo xam ne rek jamono ji da gis nañu ne manqué na bokk na ci li nga xam ne moo di essence bi ñii di mool yi di jëfandikoo ngir mën di dem nag géej mën a nappi loola nag ñu nemmeeku ne fi mu toll nii nag gis ko moom doon doom bu góor loolaa tax nag ba ñàkkum jën daal di fës lool ci marché bi dem nañu nag seeti ji ñi nga xamante ne nii dañuy nag faral di amal seen i yëngu-yëngu jàpp ne nag jamono ji gisatuñ ci seen bopp te loolee nag la ko sooke bokk na ci taxawaayu grande surface yi fii ci réewu Sénégal ñuy sàkku ci kilifa yi ñu daal di caa jël ay matukaay Anta Jeeju reportage. jamono ji mu bari lool ay mool yu demul géej li ko waral nag mooy ñàkkum essence bu tar gi loole nag indi ab jafe-jafe ci njaayum jën gi. bu gasoil amul ñoom duñu sawar a géej ndax li ñuy fere day ëpp doole li ñuy indi daal li ñuy indi du bëri. suñu feree ay 500 000 ñëw li ngay jaay ay 25 000 lay jar xam nga kon jën du am
loolu moo gën a tax ñuy kaas pour ñu wàññi gasoil bi ndax mareyeur yi mën cee gis seen bopp ñu ne ñu mën cee gis suñu bopp. beneen jaaykat bi moom li mu jàpp rek mooy ni magasin yu mag yi bokk nañ ci luy indi ñàkkum jën gi. dëkk bi di amu gën a tar si jaaykat yi mooy waa Auchan yi moo tax jaayatuñu dara da nga daan ñëw indi keesu jën jaay ko mais léegi keesu jën di nga ko jaay ñetti fan mu doog a jeex non Auchan dafa yàq marché carrément marché yëpp nag Macky Sall moom Auchan moom xaw ma lu ko fi tax mu indi ko moom mais arrangé wul kenn arrangé wul benn Sénégal non arrangé wul kenn. ñëwoon ndugg si soxna si moom di ñaaw njëgu jën gu cher gi teewul rek muy ñaan ndimbalu nguur gi. fan yii dem wax dëgg yàlla moom jën dafa manqué na cher na daal 2000 da laa jëndee. d'habitude ñaata nga daan jëndee. ay 1500 yooyu rek. kon yokk nañ ko. yokk na moom. loolu ñoo ngi kii nii sàkku ñaan pour ñu jàppale ñu si. métti na trop daal. seeni pañib jën ñu nemmeeku ci yokkute la leen ko teg bokk ci ñàkkum essence gi ba tax na sax loolee indi ab jafe-jafe ci seen njaayum jën waaye tamit ca ñay jënd. jaajëfal ko bu baax a baax Anta Diédhiou wax ci wàllu politique ak candidat bii di parti de l'unité et du rassemblement El Hadji Issa Sall moom nag daat na fësal programme boo xam ne mu ngi ko daal di nag tënk ci juróom-benn poñ yoo xam ne rek juróom-benn poñ yu mag la moom nag mu ne daal bis bu ñu ko tabbee ngir mu doon nag njiitu réew dana doon koo xamante ne dana nag dox ci lépp loo xamante ne ni dafay nag suqali nit ki ak lépp loo xamante ni rek moo di yëngu-yëngoom jaarale ko ci ay tàggatu yu muy amal professeur Issa Sall moom it daal di xamle nag ne lu toll itam ci ñaar fukki jëwriñ képp la fas yéene nag samp bis bu jiite réewu Sénégal ngir ñu nekk ci gouvernement am waaye nag daat nay leeral ak jiixi jaaxa goo xam ne rek am na ko ci am càcc gu mu njoxtu ne dañu ko nar a amal ci anam yi nga xam ne rek noonee la ñuy amalee élection présidentielle yi mu ngi ko xamle ci ab janoo gu mu doon amal ak way taskatu xibaar yi ci teewaayu Aïda Mbène Niass. candidat bi di El Hadji Issa Sall moom nag fësal na lii di pur sangam ci présidentielle 2019 yi ñu dëgmal mu doon nag ab programme boo xamante ni nag mu ngi ko tënk ci juróom-benn axe mu jëmale ko ci li nga xamante ni moo mën a sukkali nekkinu nit ñi. pàcc bu njëkk mi mooy nit ki nuñ koy tëggee benn pàcc bi mooy nan la ñuy fexee ba mu am jom nan la ñuy fexee ba suñu aada suñu cosaan. la ca gën ñu garder ko benn bi nit ki warta nekk buur di bummi. leader pur bile di xamle ni nag biir gouvernement bi mu fas yéene rek taxawal fas yéene faa amal ay ministre yu amul liggéey bu ñu def texte yi di xamle ni duñu sax dépassé 20. waaw dëgg la daañu wut ay jëwriñ lim ba ñu tànn nag mooy 20 jot na ñoo am fukk ak juróom-ñett ñoo ngi wërandeegul nag ñaar yi des amaguñ ko nag. waaye aw ma yaakaar ne daañu ko romb. ginnaaw lu ni mel nag El Hadji Issa Sall moom mi nga xamle ni nag ay njuuj njaaj mën nañ ko nemmeeku ci élection yi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci yenn jëf yi. alors quand on déplace des électeurs. waaw naka ngay toxalee ay wooteekat joxuñ la ci ndigal rax ci dolli nga indi coppar ñi ci kayit yu ñuy woote maanaam fichier électoral bi ba jëlee ko ci 600 lu tof aslëf yóbbu ko ci ba ci 900 lu tof aslëf loolu xel day tey ma ne bu ñu soppal ñi yi yëpp ma ne nag bu ñu ko dépôt sàcc xam ne kon lan mooy sàcc de vote voilà mais ça c'est de la fraude. kon nag njiital PUR fësal na bëgg-bëggam ne lépp lu jëm ci wàllub ger dana taxaw xeex ko ba mu deñ ci dëkk bi waaye ginnaaw loolu itam dana fexe ba ñu nemmeeku sukkaliku ci wàllum financement yoo xamante ni dina mën a indi ay yoonu yokkute. sant ko gërëm ko Aïda Mbène Niass ñu wax nag ci leneen mu soxal nag taxawal gi ñu taxawal ab comité électoral bu jëm ci waa majorité bi ca Parcelles Assainies nag daanaka mel ni du ñëpp ñoo ca am mbégte ndax nag yenn ci ay kilifa yu bokk ci alliance pour la république ñoom nag ña nga doon fësal seen naqaru xol bokk na nag ci que ñuy tuumaal di coordonnateur boobee parti di Amadou Ba mi nga xamante nii rek jàpp nañ ne dafay indi ay parparloo ci seen biir loolaa tax nag ñuy wëlbatiku di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di caa indi ay saafara def ci ak taxaw seetlu ngir nag saafara mën caa am kenn ca ñoom daat nay dénk ay kàddoom Penda Badji. comité électoral bii nga xam ne ko moom la ñu installé ci biir Parcelles Assainies sans pour autant impliquer les militants de base. Et pourtant Benoît Sambou
si bataaxal APR bii nga xam ne que moom la signé woon dafa ne woon dañu installé comité électoraux yi si benn esprit bu yaatu. lépp li ko undu ministre Amadou Ba la nga xam ne moom mooy coordonnateur bi ñu jóge foofu mu am loo xamante ni dañ koy ñaawlu di ko mettitlu te mu yàgg di ko def te dëkk si muy maanaam comité électoral bu ñu koy teg day jël xaritam benn bakkan mu jox ko li nga xam ne moo jëm ci wàllu gafa gi muy ressources financières yi mu jël rakam bu mbokkal ndey ak baay mu jox ko ci wàllu jumtukaay yi. mu mel ni kon buy jigéen di togg ñu jël nag bi li ci gën a duuf mu jël ko jox ko ay mbokkam ak ay nitam parcelle waa yi daal dañoo war a seeñu yax yi. munoo nekk coordinateur commune doo fi sax teg tànk nga batale ak sa ay nit yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ leen dañoo foqale te yéenewuñu kenn dara. ñu wax nag ci ñeneen mu soxal confédération des syndicats autonomes ñoom nag ñoo yëglu ci kanamu ñëpp rawatina nag jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci ab janoo guñ doon amal ak way taskatu xibaar yi rawatina nag jamono ji nga xam ne ñu ngi ci wàccaayu élection présidentielle waa CSA nag di fàttali gouvernement bu Sénégal lépp loo xam ne rek mooy ay dige yu mu dige woon ak ñoom jëm nag ci liggéeykat yi ca noonee sax nag gis nañu ne ubbil nañu nag képp koo xamante ni ab candidat nga samp sa nënd ci élection yi ay waxtaan nag su ko defee saafara mën a am ci seeni ñaxtu rawatina ñoom ñooñee di ay liggéeykat waa CSA nag doon amal ab janoo ak way taskatu xibaar yi Safiatou Koli ak Yaram Ndiaye reportage. li soxal jamono ji tolloog période électorale confédération bu ëmb syndicat yu Sénégal mooy ñu saafaral jafe-jafe yu yenn ci organisation yu liggéeykat yi ci noonee sax ñu jàpp ni képp kuy candidat war na wone lan mooy programme am. ñi nga xamee ni dañoo bëgg yor réew mi nañu fexe ñëw ci CSA wax ak waa CSA xamal leen na leen ci wàll wu ne bi CSA yëkkati ñu ngi leen di xaar fii ñu ñëw wax ñu ñoom lan lañ ci nar. askanu liggéey bëgg rek am élection bu ànd ak jàmm looloo waral sax CSA dàq lépp luy fitna muy ñaax candidat yi ñu delloosi seen xel. le 24 février benn bés la ci atum réew mi ci dundum ni réew mi te lu néew la. lu warta tax kenn taal réew mi liggéeykatu CSA yi duñ ko seetaan duñ ko nangu. bëri na ci ay secteur yuy jànkonteel ay jafe-jafe jamono ji moo waral sax ba CSA jàpp ni rek président bi ñu nar a tàbb war na taxaw ci lépp luy revendication yu liggéeykat yi. élection taxul ni laaj ak àq yelleef yi nga xamee ne moom la liggéeykat yi di laaj ci lool jàpp nañ ni am na ci ay mbir yu jàmm yoo xam ni ñi nga xamee ni ñoom ñoo war a yor nguur gi war nañ cee indi ay tontu. waxtaan bi nga xamee ni nguur gi daf koy am ak ñi nga xamee ni ñooy fonctionnaire ak liggéeykat yi dootul nangu gouvernement bi war a waxtaan ak ay liggéeykat mu beddi centrale syndicale yi ne dafay waxtaan directement ak ñi nga xam ne ñooy syndicat de branche yi. si jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi CSA fësal feuille de route am jëm ci jamonoy élection yi moom nag muy xamle ni ay négociation yu dëggu te jaar yoon jëm ci lépp luy revendication yu centrale syndicale yi war neen ko ubbi waat. jaajëfal ko bu baax a baax moom Safiatou Koli ñu wax nag ci leneen mu soxal nañ leen ko waxee woon ci njëlbeen bi nag ak lu jëmit ci ndaje mi nga xam ne ca lañ doon réceptionné building administratif démb la woon ci njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xamante ni rek moo ca teewoon kon jàppale ne nag boobee kër moom fi mu toll nii soppi nañu turu wa ndax nag dañu ko dippee kii nga xam ne moo di feu Mamadou Dia moom nag la daal di wuyoo jamono ji moom mi fi nekkoon premier président du conseil jamono ji nag yeesalaat nañu ko kon boobee taax ginnaaw bañ ca dugalee ay koppar yoo xam ne rek état bu Sénégal moo ko génnee ci GAFAM mu toll nag ci fanweer ak ñaar ci ay milliards ci suñu xaalis lu ni mel nag lañ ca gën a sax jublu ñoom kilifa yi bokk na ci gën a nag yeesal lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu service public ak it liggéeykat yi nga xam ne rek ñoo fa nekk di ay agent yu administration ba Abdoulaye Ndiaye moo ñu fa teewaloon. ci atum 1954 bi ñu njëkki rek dalloo building administratif bi ci ginnaaw bi nag mu daal di soppi xar kanam ñu gis rek ab administration
boo xam nag judduwaat na yees dëppoo itamit ak jamono di liggéey bu méngoo rek njiitu réew mi yitteem yi mu am ci rek yeesalaat lépp lu jëm ci bànqaasi réew mi. Mesdames et messieurs, la rénovation du. mbokk yi li nga xam nag moom moo di yeesat gu ñu yeesalaat barab bii ak it nañ ko defee ci cité bay dalal jawriñ ni ñuy wax cité ministérielle dañoo bokk ci jumtuwaay yi nga xamante ni nag day gën a ñëw yokku liggéey po ñii di administration bi fexe ba ñu nekk ci anam bu jaax yoon waaye tamit seen liggéey gën a mën a ñoŋ te loolee day gën a dooleel sunu administration fii ci réew bu Sénégal. de la qualité du service délivré aux usagers. liggéey bi kawe na ba jéggi dayoo bile jumtuwaay nag dafa rek am taarix ndax fii lii mooy rek fi njëkk waxtaane lu soxol rek moomeelu ko xew bu Sénégal bi moo di indépendance am. c'est dans ce building administratif. barab bii ñu nekk di building administratif fi leen njëkk nag binde xaatim ñan la wa ñu war a jaar ngir moom suñu bopp di mémorandum ñu ngi ko liggéey nag ci daanaka li ñuy wax 20e siècle ci xaaj ba kon bu dikkee tey yees yaakaar naa ne di gën a indi xar kanam bu bees dëppook 21e siècle mën a gunge sax ñi nga xam ni ñoom ñooy askanam. dans cet ouvrage. di njukkeel bu am solo jëm ci doomu réew mi koo xamante ni jàmbaar la woon ci lépp luy doxal réewum kookee nag buñ ko déggee rek mooy dem si yàlla Mamadou Dia moom la ñu duppee nag barab bii. c'est dans cet esprit que j'ai décidé au nom de la nation sénégalaise. kii nag da ko yelloo lool moom jëmm joojee nga xamante ne ni daanaka amul lum defalul xew bu Sénégal moo waral nag ma ne dogu naa ci turu nation bii ma jiite ñu duppee ko barab bii ndax wax dëgg yàlla liggéeyam ak taxawaayam ci réew mi jar na lu ko ëpp. portera désormais le nom. ñu sóob ci ay koppar yu toll ci fanweer ak ñaar ci sunu xaalis bi leen nag jumtuwaay fi mu nekk nii nag daanaka ñu ko liggéey sax ci biir réew mi lañu fekk baax Bamba Ndiaye SA waaye tamit ak lëkkaloo gu xew bu Sénégal def ak lii di Banque Ouest Africaine du Développement. jaajëfal ko Abdoulaye Ndiaye mbokk yi jaajëfal leen yéen it ci ànd bi ak saxoo di teewlu xibaar yi fi ruusee ci rajo Dunia Vision yegsi nañu fa ñu war a yëkkatee jotaayu xibaar yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ngeen wéy ànd ak suñuy programme alhamdulilah.